ngir jotaayu lekk bu nekk doon waxtu bànneex lobbu Maam Jaara Buso ngi leen di gunge lu ëpp 2 fukki at ci seeni biir kër. féete ak kilomètre 18 ci yoonu Tëngéej fii ci Ndakaaru lobbu Maam Jaara Buso doon na bërëbu liggéeyukaay bu doomu réew mi moom te ñoom rek ñoo fay liggéeyee ci lépp lu jëm ci wàllum gaz ak li ko ëmb. lu tolloog 200 ndaw di fa daan seen doole lenn rek yitteel leen mooy bokk ci li yokk koom-koomu réew mi. ndaw yooyee sukkandiku ci cosaanu askanu Sénégal ak liggéeyu sell te wóor def li tax lobbu Maam Jaara Buso doon gaz bi gënal sénégalais yi. li ñor suñu naataangoo yi ñuy liggéeyal bokk na ci fu waay mënti nekk di jot ci suñuy produit suñu xarañte ci wàllu butaan dañ ci delloo njukkal sénégalais yiy jugul ci duñu wóolu ba tax ñu jiitu ci jaaba yi ci wàllum gaz jiital ci suñu jeegu 9 kilo bii. butéel bi ñu ngi ko defar ci anam wu sell te wóor defarin wi nag ñu ngi ko dénk organisation africaine de la protection intellectuelle. jublu ci lu jëm ci suñu ëllëg dañuy topp li ko dalee fi ñuy jotee ci gaz bi ci importation bi ba ci séddale bi ci jaabe yi ci Sénégal ak nu ñu koy yóbboo bitim réew. bëgg bi ñu bëgg suñu réew booleeg di gëstu saa su nekk ay feem yu bees ak pas-pas bii laal kaaraange bi ñuy namm mu ëmb nu ñuy jottalee gaz bi waaye jëfandiku yi moo waral ñu tabax 4 sàkk yu mucc ayib yu mën a def lu tolloog 6,000 ak 200 tonnes ci gaz. lobbu Maam Jaara Buso jiitu ci Sénégal ak li ko wër. 2 carrousel booleeg 10 bascule ak 2 yu automatique ak 5 bascule manuel moo ëmb suñu ligne de production mu mën a jur lu tolloog 9,000 butéelu gaz ci waxtu ci Sénégal yépp ci lu wóor te du manqué. gaz nekk mbir mu doy waar dañuy faral di saytu suñu bërëbu liggéeyukaay ci lépp lu war a mën a indi lakk ngir artu bépp jeya waaye suñuy mbëbët yamul foofu. lobbu Maam Jaara yamul ci gaz ngir am wàll wu rëy ci pétrole bi feeñ suñu réew ci atum 2016 lañu taxawal lii di lobbu oil ngir indi xarala yu yees ci wàllum hydrocarbure ni ñu koy defee ci butaan bi. xarala yu bees xarañte jëfin bu bees tey dañuy taxaw ngir féete fépp sénégalais yi ci li ñu soxla. suñu xarañte nag waral entreprise yu bari wóoluñu ba ci dëkk yu ñu wër tax na lobbu Maam Jaara Buso kenn mënatu ko wute. ëllëg ci biir dina bokk ci suñuy mbëbët ñu wër jaabe yi ci Afrique yépp ngir mën leen a gunge fépp te it ngeen yelloo li gën lobbu Maam Jaara du jóg ci di indi lu bees di xoolit fu gën a sori. ci bu jën bi toggee gog sa soja resto rosi bi def si sos soja resto ñuulu bi def si sos soja resto couleur bu rafet cafta bu saparal resto sosu wàcce ak sos soja resto sosu ginaar ak sos soja resto méchoui bi ak sos soja resto sayo ko yàkke suy si arôme épicé resto. Resto soo ko mosee dootoo ko bàyyi. alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala almabuuthi rahmatan lil alamin. assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. mbokk yi ñiy topp duñu seetaan ci Ali Imran TV si suñu tomb la globalité de l'islam shumuliyatul islam. ni ni nuyu di leen ziyaara bu baax a baax a baax gannaaw bu ñu sante suñu buur yàlla subhanahu wa taala ak ki nga xam ne moom la yàlla tànn jiital ko ne nañ topp roy ci moom muy sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ñi ñaan borom bi subhanahu wa taala nag lépp loo xamante ni bi lu baax la rek yàlla nañ ko yàlla yombalal waaye lépp loo xam ne lu jafe la yàlla nañ ko yàlla maanaam lépp loo xam ne tamit lu bon la yàlla nañ ci yàlla soril mu nekk lu jafe su ñun lool donte ko doomu aadama matul waaw faw mu juum nag faw mu juum parce que noonu la ko yàlla bindee waaw bu juumul rek nekkatul nit waaye njuumte bi mooy ban njuumte aussi gannaaw bi mu juumee naka lay def
loolu mooy wax bi. bokki lislaam wax ji bari na ci lool. lislaam moo ci arab al islaam waaw al islaam bu ñu ne islaam ci arab mun nañ ko tuddee islaam bu nekk, mun nañ ko définir lu nekk, waaye bu ñu ne al islaam ñu jublu ci maanaam foofu dañ ko définir maanaam façon boo xam ne dañuy xam ne l'islam bi yàlla jox Seydina Muhammad moo tax ñuy wax. l'islam boobu yàgg na fi maanaam bi yàlla tàmmalee yónni yonent ba Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam l'islam la leen doon jox, mais l'islam ci façon bi thumma ja'alnaaka ala shari'atin min al amri fattabi'ha. l'islam boobu nga xam ne bi mu jox yonent sallallahu alayhi wasallam boobu dafa am ay particularités, dafa am ay xasaa'isam, waaw dafa am nu mu wuutee ak lañ doon pratiquer l'islam bu njëkk, waaye nag pas-pas bi benn la, doctrine bi benn la. waaw doctrine bi benn la mooy wane ne yàlla kenn la, yàlla rek mooy buur, moom rek lañ war a jaamu. loolu yeneen yépp ci bokk yam maanaam programme boobu ñoom ñëpp ko bokk. léegi nag si wàllu doxalin luwaay yeeg tëralin yeeg atte yeeg yooyu charia bi muy li ñuy wax droit dëgg-dëgg. waaw nga xam ne dañuy ne droit ci nangam, droit public, droit privé, droit semi public, xaw ma dañ koy waxatee, waaw droit des entreprises, droit commercial, xaw ma waaw ñi jàng domaine boobu ñoo ma ko gën a xam. yëpp boo ko boole ni ko shari'atul muhammadiya maanaam l'islam bi nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngale, nam ko ëmbee ak nam ko tëralee ak nam ko organiser dafa am ay particularités yu yéeme, ay kéemtaan yu dul jeex moo ci ne. mbokk yi allahu akbar. l'islam boobu nag dafa am façon boo xam ne noonu lañ koy doxalee ñun, façon boo xam ne noonu lañ koy doxalee bu ñu delluwaatee ci cosaan maanaam ci source yi nga xam ne source yi ñaar la muy alquran mooy texte quran yi ak sunna mooy yenent bi yàlla yónni jox ko mission bi, jox ko programme bi, nam ko leeree nam ko jàngale. waaw buñ ci delloo dañuy gis ne kon ndeke man mii di wax ak yéen bu l'islam doon condamné ci man lay njëkk a tàmbale ndax dañuy ne kon ndeke islam bi ñuy wax nii si boppam ustaas seeg sëriñ seeg imaam yeeg xutbakat yeeg jàngalekat yeeg ñoom ñoo ko njëkk a wàcc. waaw ñoo ko njëkk a wàcc yoonu l'islam nag dafa yaatu. waaw bañ a jàpp ne dañuy ne wàcc yoonu l'islam daal di génn ci l'islam déedéet, waaye ci départ nañ ko war a comprendre, jàngee ko maanaam véhiculer ko, tasaare ko, def ko li ñuy wax manhaju xayaat, fa lañ ratee maanaam système de vie. mais système de vie bu ñu ko waxee pas bu partiel mais bu absolu boo xam ne c'est total, c'est général, comme ni ñuy waxee shumuliyatul islam maanaam la globalité de l'islam. moo tax da ngay dellu nga xool si suñu côté ñu ne sëriñ si par exemple wala ñun ustaas yi wala ñun par exemple imam yi waaw ñoom de fi lii la ñu xam, ñoom lii mooy seen wàll, ñu nangu ko. du sax dañ koo nangu waaye ñun ñoo créé climat boo xam ne ñun foofu rek lañ ñuy séentoo. waaw bu réew mi maanaam lépp luy dox ci réew mi suñu yoon new si duñ ci wax. bu réew mi nekkee ci ay jafe-jafe wala mu am benn gàllankoor ñu ne oustaz ñaanal, imam ñaanal, waa sëñ bi ñaanal, sëñ bi commencé ñu demaat wéy ci li ñu nekk. kon rôle sëriñ ak oustaz ak imam ak sëriñu daara kon lii la, ñaanalaate rek waaw bu takk sëy jotee ñu ne ko ñëwal nga xutba ñaan fas sëy yi. léegi bu ñu génnee ci jàkk ji waaw lu gën a pire sax mooy ki ñuy maye ak ki ñuy may sax ñoom duñu sax teew ci jotaay ba la ñuy wax waaw nangam ak droit yeeg devoir yeeg naka lañ war a kiiyee lan mooy la vie conjugale
ka mu concerné ci boppam newul si jàkk ji, newul ci bërëb bi, moo xam ku góor ki la moo xam ku jigéen ki la. c'est rare nga gis ñu teew foofu, c'est rare, mu ne amul mais bariwut. leneen li ci gën a yéeme mooy suñu takkee ba pare ba takk ba jeex, maanaam génn jàkka ja wala bërëb bi ñu takkee sëy ba, keroog lañu gëj a am ak affaire oustaz ba wala imam ba wala sëriñ bi. c'est-à-dire sëriñ bi ak oustaz imam bi li ma si jublu mooy lam la ñuy jàngal di leen orienté ci li yàlla bëgg ak li yàlla bañ, si ni ñu war a organiser sëy, li ñu war a pratiquer lépp loo xam ne ci wàllu diggante góor ak jigéen la. ñoom pare nañ ak moom ba sax bu sëy bi amee problème du oustaz bi moo koy lijjanti, du imam bi moo koy lijjante, du sëriñ bi moo koy lijjante, waaye tribunal lañ koy lijjante. maanaam takkantal am na ci diggante boobu, maanaam infisal li ñuy wax détachement bu yéeme. waaw ni ñu waroon articuler entre les deux léegi dañ leen désarticuler, ngeen baal ma si tubaab yi bu dee jubul moom ngoog, mais dama bëgg rek ñu comprendre. léegi infisam boobu kii jaar fii kee jaar fële te ci cosaan kii la woon. léegi nag bu demee nag ba ñu am la ñu bëgg wala ñu tegu ci benn voie, léegi nag voie boobu lépp lu koy doxal, lu koy aar, li koy defar, ñu jël ko jox ko kee. loolu mooy c'est-à-dire manque de compréhension bi nga xam ne moom moo ñu dal. léegi ñun waaw damay ne ñun pour bañ ci génne sam bopp imam, oustaz, sëriñ bi ñu nangu loolu, mais nangu boo xam ñoo créé li tax ñu imposé ñu wala lu tax ñu xoolee ñu loolu. te boo demee ci source yi ci l'islam ngi ne la Yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom la yàlla yónni, moom la fal. ci jotaay at tadabbur mag Seex Mbàkke Sylla yàlla na ko yàlla sàmm ñi ngi koy wax mooy innaka yàlla ne yow Yonent bi sallallahu alayhi wasallam minal mursalin, da nga bokk ci yenent yi maa la tànn, ala siratin mustaqim. waaw yaa ngi tegu ci yoon boo xam ne yoon bu jub la. waaw maanaam voie boo xam ne bu droit la. waaw waaw boo xam bu droiture dëgg boo koy wër mooy yoon bi Yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekk. allahu akbar, ala siratin mustaqim. yenent boobu démb moom moo nekkoon juge, moom moo nekkoon médecin, moom moo nekkoon chef d'armée, moom moo nekkoon éducateur bi, professeur bi, moo nekkoon imam bi ci jàkk ji. allahu akbar. c'est-à-dire yépp moom da ko boole woon, nekkoon politicien bi, nekkoon économiste, nekk leader. ñun nag bi ñu ñëwee nag moom ñu ne non sëriñ wala ki nekk ci mission yenent bi, xam nga al ulama warasatul anbiya, maanaam boroom xam-xam yi muy sëriñ Seck oustaz kii ñoom ñooy ndono, ñoom ñoo hérité yenent yi. waaye léegi héritage bii nga xam ne moom la fi yenent bi bàyyi sallallahu alayhi wa sallam, léegi ñun naka lañ ko jëlee? mooy dafa am nuñ ci jël, am nu ñu bàyyi, wala am neneen nuñ ko dundee, nuñ ko organiser. looloo yàq penc mi. looloo waral ba l'islam na mu waroon a am ci doole, ci pouvoir, ci ay ñoñam amu ko. te du ko mës a am fii ak changé wuñu loolu, fii ak changé wuñu loolu. loolu mi ngi delluwaat ci compréhension yi ak mentalité yi. moo tax benn boroom xam-xam dafay wax mu ne nii maanaam l'islam amul problème mu texte, amul problème mu système, amul problème, mais amul tamit maanaam texte boo xam ne wala principe boo xam dañ ko war a changer wala xoolaat ko, déedéet. mu ne waaye nag la ñu war a formater, la ñu war a changer, la ñu war a xoolaat mooy la compréhension des musulmans envers l'islam. maanaam dégg jullit yi seen gis-gis, seen compréhension ci l'islam, loolu la ñu war a xoolaat, te loolu mooy problème bi. kon suñ ne l'islam rek ngi ne charia mbokk yi mooy loi rek. waaw da ngeen mës a gis ab réew moo xamante ne amul loi? bu amee nañ mu ko wax.
société boo xam ne wala entreprise boo xam ne amul benn règlement intérieur amul benn loi amul benn organisation kan moo ko mën a gis loolu nekkatul entreprise nekkatul réew kon nekkatul lu leen lañ ko mën a tuddee mais nekkatul lañ koy tuddee kon faaw mu am lu leen di dajale faaw mu am lu leen di lié faaw am nu ñuy doxalee ngir mbir yi mën a jëm kanam wala mën a nekk yàlla mi nga xam ne moo bind addinaam bind lépp bind doomu aadama ngeen ne du ko utal ay loi loolu mooy lan te ñun ñu ne réew mi pour mu dem faaw mu am président faaw mu am ay ministre faaw mu am ay député faaw mu am ñu organiser ko nag ku ne ñu jox la sa kii ak yooyu waaw ñu organiser réew mi def ay tali yi ñu ne bii sens unique la ñu ne bii namtalal nangam nga fi war a daw waroo fi daw nii ñu tëral ay feu rouge waaw def ay panneau yépp ñu kii ko tëral ko pourtant alquran loolu la suñu bi mooy ay loi la ñu yàlla jox benn programme la boo xam bu ñu yàlla jox boo xam ne benn catalogue xaw mu notice laa koy tuddee boo xam ne dañuy nit pour mën a dem alquran nag ayat la ay aaya boo déggee aaya mooy alaamaat mooy ay tableau la ay panneau la ay signalisation la ay signe la yuñ la tegal aaya boo ñëw rek am na lu mu lay annoncé am na lu mu lay orienté am na lu mu lay moytuliko am na lu mu lay obligé ne nga def ko obligation de gis nga ci wàllu code de la route waaw interdiction panneau d'interdiction yi kon bul def lii defal nii jaaral fii taxawal waaw donc alxuraan noonu la mel nañuy dundee suñu biir dund ak nañuy tëralee suñu wàllu dund loolu mooy alxuraanul karim mais malheureusement dañoo def benn infisam nakid waaw benn séparation bu erronée boo xam ne dafa am jeexital bu mu indi boo xam ne daf ñoo dugal ci benn canal boo xam ne bu lëndëm te canal boobu génn ko yombul il faut ay sacrifice il faut effort yu bari pour mën a génn ci lëndëm bi ñu nekk nii pour mën a génn ci canal bi ñu nekk nii parce que nit mooy lépp bu nit yàqoo lépp yàqu na bu nit baaxee mu defarul lépp defaru mbokk yi ñi ngi jéem a tabax dëkk bi Sénégal Dakar fu ne ñi ngi tabax ñi ngi construire ay tali infrastructure yi mi ngi bari immeuble yi ngi jóg foo dem ñi ngi construire pour nga am terrain léegi yombul parce que ku ne mi ngi jënd mi ngi kii pour mën a tabax pour am fu mu dëkk waaye loolu taxul Sénégal baax lenn rek moo mën a tax Sénégal baax te loolu du man maa koy wax ñëpp ko xam ñëpp ko waxandoo mooy faw ñu defar nit ñi faw ñun ñu defaru ba pare waaw ku bëgg a defar ab réew ku bëgg a tabax ak réew da ngay tabax nit ñi te lenn mënta tabax nit mu baax lu dul lislaam lu dul diine gëm-gëm pas-pas mooy njëlbeenu lépp nit faw mu gëm dara moo xam lu mu mën a gëm nag waaye faw mu gëm dara kon suñu delloo ginnaaw encore islam boobu nusuusun wa mabadi waaw ay texte la ak ay principe te yooyu rabbaniyatil mabda la rabbaniyatil masdar maanaam fa mu jóge mooy ki bind mooy ci borom bi subhanahu wa taala la jóge cosaan bi ci borom bi subhanahu wa taala la l'islam dafa am aada am nag buñ nee aada mooy lépp loo xam ne lu dul l'islam ci benn côté ci contexte bi may waxee l'islam nag ak aada dañoo wuute aada mooy loo xam ne da ngay dekk di ci nee rek ba ñu ne la taxawal l'islam nag da ngay taxaw doo def dara ba ñu ne la defal c'est-à-dire loo def rek dañ la koo defloo texte mooy ñëw ne la defal li moo xam ci alquran la moo xam ci sunna la aada nag moom amul problème nañuy tabaxee suñu kër nañuy dëkkee fan laay teg kii ba nañuy doxalee suñu mbir waaw ba keroog l'islam ñoom mu ne non façon bi nga ni doxalee ni ci côté bii changé leen ko wala bii baax na wala bii de boo leen ko mënoon yokk wala bii boo leen ko mënoon changé defee ko nii
wala bi moom bàyyi leen ko bi moom non 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 non. Donc loolu mooy différence bi entre les deux ñun nag dañoo jël aada bàyyi l'islam wala ci li gën a jub mooy dañoo jël aada jël l'islam sof ko ci aada léegi l'islam bu dajeek aada bu ñu bëree ci waxin am ni ko sëñ Cheikh daan waxee rahimahullah sëñ Cheikh Al Maktoum mu ne Sénégal aada ëpp doole l'islam moo tax aada ak l'islam bu ñu bëree aada yi daan l'islam donc loolu la ñuy dund allahu akbar cey loolu nag mbir yi nag warul doxee noonu ni mu war a doxee mooy l'islam la ñuy déglu parce que l'islam xëy na baat bi la ñu dese comprendre bu baax te mooy li dal Occident lañ leen jàngale l'islam ak nañ la ñuy définir l'islam ak image yi ñuy jox ci l'islam day tax dañ koy ragal duñ ko ñeme mais loolu yépp noonu l'islam yi seeni stratégie la seeni pexe la pour nit ñi bañ a découvrir l'islam ndax l'islam ku ko découvrir bëgg ko ki ñuy wax Hussein Yi est un chinois mais mu nekk prêcheur bu mag daa'i bu mag dem fu nekk ñu laay ko why did you accept l'islam mu ne lan moo tax yow nga embrasser l'islam nga dugg ci l'islam mu commencé di citer because Islam is logique Islam is di wax rek mais da ngay xool nga ne non c'est pas possible li ko waral mooy parce que dafa jàng l'islam daf koo gëstu te kooku ne fi may jeexalee dañuy tëjee émission bi tey Hussein Yi boobu ci la ñu nettali ñu ne Bush moo tax mu dugg ci l'islam George Bush waaw George Bush moo tax mu dugg ci l'islam xam nga loolu dafa yéeme George Bush bi nga xam ne moom ay armée la ngemb ngir ñu dem toji réewu l'islam yi réewu jullit yi waaw moo doon wax ne I dislike your religion I dislike your civilization déclaration bu Bush def duñ ko fàtte maanaam bugguma je n'aime pas waaw ngeen baal ma ci tubaab bi ak anglais yi waaye dañuy jéem rek waaw bugguma waaw bugguma seen diine ji George Bush loolu la waxoon bugguma seen civilisation bi bugguma ko neexuma George Bush ku dëggu la ndeysaan man daf ma neex li tax mu neex mu mooy li mu gëm loolu la wone loolu lay exécuter waaye li naqar ci xol mooy wax loo gëmul di jéem a dund loo gëmut léegi nag George Bush boobu moo tax Hussein Yi dugg ci l'islam Hussein Yi boobu dugg ci l'islam nekk boroom xam-xam ci l'islam waaye di woote ci l'islam di def ay conférence yoo xam ne ay rencontre yoo xam ne ay junni nit ñooy tuub di dugg ci l'islam ci ay américains ci ay asiatiques ci ay européens ndax fu ne lay dem di def daawa waaw ku tapé si YouTube nga def Hussein Yi yii bi double E la bu dee ci anglais Y double E waaw di nga gis kan mooy Hussein Yi bañ ko laajee lu tax nga dugg ci l'islam mu wax l'islam nangam mais dafa ne I think George Bush mu ne maa ngi ay thanks waaw mu ngoog maanaam maa ngi sant ndax think ak thanks bokkul xalaat ak sant mu ne maa ngi sant George Bush parce que moom moo tax man ma dugg ci l'islam ñu ne ko nag mu ne parce que day dégg George Bush di wax ci l'islam di ci wax moom xamul l'islam lan la mu dem gëstu l'islam bi mu gëstoo l'islam mu gis ne diine la boo xamante ne bu logique diine bu ànd ak xam-xam diine la boo xam ne peace la mooy jàmm muy la paix diine la boo xamante ne bi ci xam-xam la tegu ci logique la tegu ci dëgg la tegu ci right ci brotherhood muy mbokkoo allahu akbar mu ne looloo tax mu dugg ci l'islam kon mbokk yi bu ñu gëstoo l'islam rek ñu xam ko dina tax ñu changer lu bari ci suñuy doxalin dina tax ñu nekkat yeneen nit kon balaa ñoo tabax réew nañ tabax nit nañ defar doomu aadama waaw to build a community you have to build the nation because the nation are the community loolu la benn bindkat wax mu ne soo bëggee tabax ab communauté da ngay tabax nit ñi d'abord ndax nit ñi ñoom ñooy société bi
ñoom ñooy réew mi kon ku sàggane nit rek sàggane lépp kon al insaan huwal mi'yaar nit moom mooy nattukaay bi moom mooy lépp di ñaan borom bi subhanahu wa taala mu may ñu dégg ak topp lii moo doon seen émission tey ci la globalité de l'islam shumuliyatul islam ñuy joxaat dig daje ci beneen alxamis ci kattan borom subhanahu wa taala wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. ngir jotaayu lekk bu nekk doon waxtu bànneex lobbu Maam Jaara Buso ngi leen di gunge lu ëpp 2 fukki at ci seeni biir kër féete ak kilomètre 18 ci yoonu Tëngéej fii ci Ndakaaru lobbu Maam Jaara Buso doon na bërëbu liggéeyukaay bu doomu réew mi moom te ñoom rek ñoo fay liggéeyee ci lépp lu jëm ci wàllum gaz ak li ko ëmb lu tolloog 200 ndaw di fa daan seen doole lenn rek yitteel leen mooy bokk ci li yokk koom-koomu réew mi ndaw yooyee sukkandiku ci cosaanu askanu Sénégal ak liggéeyu sell te wóor def li tax lobbu Maam Jaara Buso doon gaz bi gënal sénégalais li ñor suñu naataangoo yi ñuy liggéeyal bokk na ci fu waay mënti nekk di jot ci suñuy produit suñu xarañte ci wàllu butaan dañ ci delloo njukkal sénégalais yiy jugul ci duñu wóolu ba tax ñu jiitu ci jaaba yi ci wàllum gaz jiital ci suñu jeegu 9 kilo bii butéel bi ñu ngi ko defar ci anam wu sell te wóor defarin wi nag ñu ngi ko dénk organisation africaine de la protection intellectuelle jublu ci lu jëm ci suñu ëllëg dañuy topp li ko dalee fi ñuy jotee ci gaz bi ci importation bi ba ci séddale bi ci jaabe yi ci Sénégal ak nu ñu koy yóbboo bitim réew bëgg bi ñu bëgg suñu réew booleeg di gëstu saa su nekk ay feem yu bees ak pas-pas bii laal kaaraange bi ñuy namm mu ëmb nu ñuy jottalee gaz bi waaye jëfandiku yi moo waral ñu tabax 4 sàkk yu mucc ayib yu mën a def lu tolloog 6,000 ak 200 tonnes ci gaz lobbu Maam Jaara Buso jiitu ci Sénégal ak li ko wër 2 carrousel booleeg 10 bascule ak 2 yu automatique ak 5 bascule manuel moo ëmb suñu ligne de production mu mën a jur lu tolloog 9,000 butéelu gaz ci waxtu ci Sénégal yépp ci lu wóor te du manqué. gaz nekk mbir mu doy waar dañuy faral di saytu suñu bërëbu liggéeyukaay ci lépp lu war a mën a indi lakk ngir artu bépp jeya waaye suñuy mbëbët yamul foofu. lobbu Maam Jaara yamul ci gaz ngir am wàllu wu rëy ci pétrole bi feeñ suñu réew ci atum 2016 lañu taxawal lii di lobbu oil ngir indi xarala yu yees ci wàllum hydrocarbure ni ñu koy defee ci butaan bi. xarala yu bees xarañte jëfin bu bees tey dañuy taxaw ngir féete fépp sénégalais yi ci li ñu soxla suñu xarañte nag waral entreprise yu bari wóoluñu ba ci dëkk yu ñu wër tax na lobbu Maam Jaara Buso kenn mënatu ko wute ëllëg ci biir dina bokk ci suñuy mbëbët ñu wër jaabe yi ci Afrique yépp ngir mën leen a gunge fépp te it ngeen yelloo li gën lobbu Maam Jaara du jóg ci di indi lu bees di xoolit fu gën a sori. ceebu jën bi toggee ak sa soja resto rosi bi def si sos soja resto ñuulu bi def si sos soja resto couleur bu rafet cafka bu saparal resto sosu wàcce ak sos soja resto sosu ginaar ak sos soja resto méchoui bi ak sos soja resto sayo ko yàkke suy si arôme épicé resto resto soo ko mosee dootoo ko bàyyi